rey suñu doom yi amatuñu jàmm dañoo sonn dañoo tay Number let me dem, na dem a dem number bus me dem, na dem a dem number let me dem, yeah. Na dem, na fi talk, yeah, boy. Number let me dem, na dem a dem number bus me dem, na dem a dem number let me dem, yeah. Na dem, na fi talk, yeah, boy. To open your fucking eye, malin me dem, you sorry one. What the heck is it? Dem your son. sama kàddu maa ngi koy commencé ci bugguma jaar ci ñu bëri fi ñu teg xeex bi te mooy Mbëbës li mu ñu teg ci problème de santé ci problème environnement ci problème insécurité yooyu yëpp xam nañu ko mais bugguma ci sax dem parce que amul solo pour man dafa am lenn sax loo xam ne dañ koy fàtte te loolu mooy li ëpp solo sax lu ñu Mbëbës njëkk a dem mooy Mbëbës daf ñu xañ ñun ay intellectuel suñu doomu dëkk bi suñuy morom ak suñuy grand frère ñi nga xam ne bi ñu nekkee primaire dañ doon jël ay maanaam 3 premiers yi duñ ci woon génn maanaam 90% bi Mbëbës moo leen yàqal seen jàng donc Mbëbës duñ fi nekk di wax lii la ñu def ak lii di lim man fi ma tollal sama xeex mooy président de la république lay waxal président daay wax ne ko ñu ngi lay fàttali ni la ñun population Malika dañ ñu waxoon ni Mbëbës dañu koy tëj li ñuy def nii mooy maanaam jàngat problème mu Mbëbës état bi moo ñu ëpp moyen pour def ko moo ñu ëpp ay boromi xel pour def ko te état bi defoon nañ ko ba tënk ko maanaam 2011 président bi fi nekkoon signé woon na décret à ce que Mbëbës na tëj. lu ñuy def ñun mën nañu ko. mën nañu lu xaraw fuuf. camion bu njëkk bi mu njëkkee ñëw ñun waa Kër Massar dañoo lang Senghor yónnee une forte délégation si Baye Abdoulaye yàlla na yàlla guddal faram. ñu ne Baye Abdoulaye Senghor ay wax ne ko lii damaa dégg damaa bëgg a fee pour 3 mois nga may ñu ko ñu trouver solution 3 mois ba 52 ans. dama ne lii occasion la man dama kontaan si seen mobilisation bi mbir mi dootul nekk problème mu Malika problème mu Kër Massar gis nga saxaar amul frontière. dama leen di jox benn exemple boo leen jógee Dakar boo leen ñëwee ba ci autoroute à péage bi ku ci yor climatiseur bu yeboo nga fermé ko parce que saxaar si ngay noyyi Mbëbës lay jógee. Dakar bi ñuy wax naan xawma seen terme yooyu ngeen di wax naan ngelaw li nangam nangam Dakar moo raw Tchernobyl ba Russie fi mu nekk nii. dama ne lii du xeexu Malika Kër Massar xeexu région de Dakar la. dama ne man en tant que jaraaf du Cap-Vert je parle au nom de la presqu'île du Cap-Vert région de Dakar laay wax. li ñuy ñaan mooy nañu mettre en exécution fermeture Mbëbës. dem naa Côte d'Ivoire lii amu fa dem naa Maroc lii amu fa def naa Égypte lii amu fa te ñooñu ëpp mbalit seen population ñu ëpp population wu Kër ça fait 25 millions d'habitants ñun ban fay nekk. loolu nañu ko xalaataat tey dañoo woote tey pour jàmm am nañ autorisation am nañu encadrement mais lu ëpp dina tuuru ji te bu kërogee peut-être dinañu woote pacifiquement waane am na foo xam ne buñ fa àggee ay yett fii génn ki jaas yi bu kërogee nit ñi dinañ ko li ñuy wax duñu ko ragal dama ne li ñuy wax duñu ko ragal fii ku ragal doo sol mbuba ñëw taxaw fii duñu ko def de ñii li ñuy def nii ñun mën nañu ko ku fi yëngal ñoo la dàq yëngal téeméeri junni yoon dañu am kilifaay da di Baye Ablaye mi ngi fii tey bëggu ñoo def dara ndax mooy suñu kilifa ñun ñëpp te mu ngi fii yow soriwul kon buñ fi jógee nañu amaat beneen démarche bu ñuy def ñu xooli autorité yi xam ne wax jot na jëf jot na allahumma salli ala sayyidina Muhammad. rey suñu doom yi waaw
maa ngi tudd Mamadou Fall ñu gën ma xam ci Malcom may coordonnateur collectif bi di Mbëbës dafa doy tey dañoo daje fii def li nga xamante ni moom mooy acte 1 les populations de Malika Kër Massar Tivaouane Peulh Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud Mbao environ ñoom ñoo daje tey fii nii pour wane ne Mbëbës daf ñu sonal mënatuñoo dund ak Mbëbës décharge Mbëbës 1968 la fi nekkoon te jamono yi mu fi nekk état bi fi nekkoon dafa loolu tubaab naan étude impact environnemental léegi décharge baa ngi màgg nit ñi jege nañ décharge bi nit ñi sonn nañ décharge bi am na problème yu bëri mu ngi causé lu demee ni problème mu santé tey xale yu ndaw yi juddu tey bépp jigéen bu fi wan sa premier lor da nga koy ñàkk xale yi yaa ngi juddu ak malformation nit ñi am problème respiratoire nit ñi di feebar di dee état bi gis ko jàkkaarloog ñun te defu ci dara loolu moo ñu métti beneen bi moom mooy mbiru environnement tey jii ñoom démb lañ jeexal li nga xamante ne mooy COP ba ñu ngi woon fële si Espagne di signé ay traité yi nga xamante ni pour ñun la te fekke wuñ ko te ñëpp ñu xam nañ ni jamono yi climat bi dafay soppeeku réchauffement climatique la ñu wax kon boog état du Sénégal promesse yi nga xamante ni mi ngi koy tenir li nga xamante ni mi ngi koy jël du demee ci COP yi na ko respecté na tëj Mbëbës ndaxte Mbëbës mënatuñoo dund ak moom encore une fois nit di dund ak mbalit 2002 lañ tëjoon Mbëbës boobu ba léegi amul benn réaction bu ñu def nañu tëj Mbëbës te li ñuy laaj suñu droit la laajuñu kenn ku ñu dimbali laajuñu kenn ku ñu wallu li ñuy laaj moom mooy gor ca wax ja décret présidentiel lañ génne woon en 2011 ne Mbëbës tey tëj kon état du Sénégal monsieur le président de la république tëjal Mbëbës ci nii wala ñu tëj ko ci nee leneen li moom mooy lan sa programme boobu nga génne mooy zéro déchet lu baax la mais dooy def zéro déchet xalaatal ne déchet yëpp mbalitu Mbëbës lañ koy yóbbu kon war nga am programme bu baax a baax ci Mbëbës ak ñi nga xamante ne ñooy population yi wër Mbëbës tant que CEDEAO ñun duñu sedd encore une fois gëmuñu éléphant blanc cela veut dire quoi cela veut dire Ablaye Wade amoon na projet bu mu tegoon ne pour Mbëbës mujjul ant fenn ñi ko fi jiitu andiwoon nañu ay projet pour Mbëbës agul fenn tey Macky Sall doo taxawee tegal ñu benn programme naan da ngay réhabiliter décharge bi wala da ngay defaraat décharge bi dag ñuy naax ñun gëmuñu ko li ñu gëm moom mooy li nga tënk sa biir programme campagne nee nga Mbëbës sonal na askan wi doo faluwaatee di nga ko tëj boobu la ñuy xaar ci yow nga def ko doo ko tëjul tëj boobu la ñuy xaar ci yow doo ko deful ñu nii ñu defal ko suñu bopp ci ne tey jii nag acte 1 la incha allah doo deful réaction ñun ay xale yu banlieue lañ yaru nañ jàng nañ am nañ ay diplôme am nañ ay kilifa am nañ ay lépp li nga xamante ne nit ku baax lu muy am moom lañ am mais nag am nañ suñu jikko suñu jikko mooy lan ku ñu bëgg a rey ñu taxaw ndax souffrance boo gis am na limite loolu mooy lan doo réagirul acte 2 bi nañ ko teg te boobaa Sénégal yëpp nañ ko yëg. La première fois je défie quiconque ñu taxawal kuréel bu mel nii ñu naan tuddee ko Mbëbës dafa doy. ay organisation amoon na fi nag yàgg na ñooñu suñuy aîné lañ di xeex lii tey jii kuréel gi dafa ñëw boole l'ensemble des organisations yi fi nekkoon ñu tënk leen looloo waral ñun ñi ngi ci commune Malika ñi ngi ci commune Tivaouane Peulh ñi ngi ci kër. dañoo sonn dañoo tay namba leen mi dem na dem a dem namba bës mi dem na dem a dem namba leen mi dem yaa na dem na fi jóg. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la pollution causée par la décharge de Mbëbës, si on prend environ à 25 km une contamination à partir jusqu'à 25 km du point de Malika, hein, on a 225 millions de mètres carrés pollués. 225 millions de mètres carrés. Si on prend en moyenne une maison à 150 mètres carrés, on aura 4 166 666 maisons polluées. Si à raison de 20 personnes par maison, on aura 83 333 333 personnes. Soit environ 100 millions de personnes polluées par les fumées. Et ça, 12 mois sur 12, en fonction des directions des vents. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'atmosphère, elle pollue. L'atmosphère est polluée. La pollution de l'environnement, on n'en parle pas. Cette atmosphère polluée-là, ça fait quoi? Ça fait que les gens sont atteints dans leur santé propre, à la maison. Les enfants qui sont à la maison et à l'école ne respirent pratiquement pas. Les maladies, si vous allez dans les mosquées, dans les centres de santé ou bien dans les écoles proprement dites,
vous trouvez des gens qui sont en train de tousser. Les gens toussent presque 24 heures sur 24. Moi, je vous dis, j'ai en ce moment une pompe ventoline que voilà, que j'utilise depuis 15 ans. Je ne parviens pas à m'en sortir. Alors, c'est peut-être pour résumer, je voudrais simplement résumer sur la situation, mais c'était juste un aperçu. On a donc, pour me répéter, on a environ 100 millions de personnes polluées. 100 millions de personnes. gis nga Mbëbës bi mu war a tëj yàgg na la taxoon tëjul woon xam nañ ko tey cher ñi ngi fi tey li ñu manqué woon mooy ànd doon benn waaye suñu doonee benn ñoo mën ñëpp te ko xool tey nga xool nii paa yi toog nekk 3e âge nga xool jeunes yi xool femmes yi mag ndaw jigéen góor xale opposition pouvoir ku nekk fàtte sa bopp jël Mbëbës kese def comme sa préoccupation kon nag mel na ni léegi taxaw nañ ci Mbëbës tëj nañu continuer jéego yi léegi Mbëbës tëj li may lancé nag appel dañ koy wax ci jëmale ko ci autorité yi ci kaw muy état bi gis nga ak nguur ak programme boo mën ci am la ngay soxla pour mën ko dérouler mooy jàmm ak stabilité xal nag li ñaan dañ ko xeeb mu lakk jul ak daay képp ku xeeb lii Mbëbës def tey jii yaa ngi ci musiba ndax mbooloo mu gën a néew bi téeméeri junni yoon moo taal Tunisie mbooloo bu gën a néew bi moo taal Égypte ku nekk ñun yaa ngi fàttaliku tey le printemps arabe te nag ku dégg jeunes yi ni ñuy waxee yaakaar naa ni jàng na ci ñoom détermination ak esprit de sacrifice koo xam ne jar na sa bakkan nga joxe ko ngir Mbëbës tëj may jeexal ci lancer un appel au président Macky Sall ñii dañoo nekk ay nit ñu ndaw am yar am teggin am ay kilifa tey magi Mbëbës mën nañoo nelaw ba yandoor magi Malika mën nañoo nelaw xam ni lañ defar seen ay doomu éducation de valeur nekk na ci ñoom tey ndax li ngeen dund ci souffrance dund ko ci injustice dund ko ci tooñ ba tey terewul ngeen am ak dal yombul de kon nag nit ki soo ko nuyoo dalay fay nuyoo ngeen nuyoo teggin na leen nguur gi fay fayu teggin soo leen ko fajul nag prochaine étape dana métti lool de kon nag Macky Sall dégg gaaw tëj Mbëbës balaa leen di fi am ñu ngi jégalu ci kàddu yi ñu ngi leen gërëm di leen sant. ak ci kaw camion dóor ñu ay lacrymogène jàpp suñuy kilifa tëj tey nag xale yi màgg na te xale yi yaakaar naa taxawaay bi ñu taxaw tey taxawaayu noble la taxawaay bu am solo la mooy def li ñu war a def rassemblement pacifique bi nga xamante ne moom lañ defoon di ci gërëm nag Malcom vraiment ci coordination bi yàqu ci dara ak tous les équipes bi nga xamante ne ñoom lañu àndal di ci liggéey. te yéen jafe-jafe la askan bi nga xam ne ñoo dëkkee ci waaw décharge bi jafe-jafe yi bari na saxaar si moom dañu woon sax tey ñun dañu woon duñ fi jógee sax te saxaar si dakkut wala tàkk bi dakkut te dina dakk incha allahu rabbi feebar yi bari na boo demee ci district de santé bu Kër Massar ak yi ko wër poste de santé yi di nga xam ni tuberculose ñi nga xamante ne dañuy ëmb muy jigéen ñi sànq ñu ngi koy wax bu ñu ëmbee seen première ëmb day daal di yàqu doom ja ñenn ñi juddu tamit ay malformation yoo xamante ne ñu ngi fi vraiment ñaareel ba environnement li ñuy wax ci napp bi nga xamante ne moom la nit ñi di naan muy ndox te xam nga ni fii banlieue suñu doole yi ak demewul noonu ñu ci bëri pompe la ñuy naan ak ay teen vraiment te comme décharge mel ni sauvage laa ko mën a tudde gisatoo ko fenn ci àdduna bi kon ñun lañ yëpp te ñun ñu ngi biir Dakar ci biir xolu Dakar kon risque bii kon man daal maa ngi koy ñaawlu bu ñu sañoon nag lii ñun dootuñu ko gisati vraiment sonn nañu tàyyi nañu te nag nii lañ mën a def ci acte 1 ni ñu ko mën a waxee acte 2 nag ragal naa nag du yomb comme nag Sénégal dañuy xeebu xal li naan di nga xeeb xal mu lakk sax daay dañ naan danoo ñàkk fay ndax xool leen nan demee muy président de la république maa ngi koy wax man du ma ñaan du ma sarafu lii ñoo ko bokk ñun ak moom muy ministre Abdou Karim Fafana Abdou Karim Sall ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoo environnement ak kii faale wuñu toppatoo wuñu gisuñu leen mais amul benn problème ñun dinañ voilà mooy suñu acte 2 kon dinañ ko doxal ci ñu ko mën a doxee mooy gis nga oto mbalit yi ngeen gis ñu taxaw loolu ñun la neex bu ñu neexoon balaa 18 heures oto du fi taxawaalu oto du fi taxaw namuñu saala yaay ndeer ci ñun li ñuy def suñu santé moo ñu gënal lu ñu mën a am pour mo Parce qu'il y a une injustice qu'on est en train de faire subir les populations de Mbëbës et alentour. Injustice là.
Parce qu'on ne peut pas aménager une décharge. Français ou Wolof France. En français. On ne peut pas aménager une décharge. Depuis 1968, la population a grandi, la démographie a augmenté. On en arrive à ce que les gens vivent presque dans la décharge. Et l'État ne fait comme si de rien n'était. Il n'y a aucun aménagement. Par exemple, on aurait dû même encadrer un mur. Avec un mur simplement mën nañ ko clôturer mais amul benn effort bu ñu def amuñu benn xeetu xalaat ne lii ay doomu aadama ñoo koy dund amul dara loolu moo mënul loolu moo nekkul yoon loolu moo nekk benn en dehors de waa population yi fi dëkk di ko dund mu métti leen te mu nekk injustice bi ñu leen teg dafa nekk aussi un problème de santé publique tey jii Mbëbës Dakar yëpp la menacé ba ñi nekk ci géej gi di napp sax Mbëbës leen menacé ndaxte mi ngi polluer suñu nappe phréatique yi ñu di ko bàyyi ci ñaay bi du ñu ko jox ñuy lekk ñaareel bi bu taal bi bu daay bi jógee saxaar si day traversé autoroute bi demee côté Mbaaw jël géej gi duggee waat Dakar population bi nokki waat ñëpp koy dund santé publique la ku jugut ci Mbëbës da nga xamul lay yoot da nga xamul la dal ndax dañuy xaar nag ba ay falaat xeebar yu bon yëpp liñ dañ ñëpp ñu door a wax wala da ngay xoddeeku balaa nga lakkale te sax daay gi takk na ba pare loolu rek moo ko waral yooyu yëpp c'est pas important li important mooy cause ñëpp ko porté man li ma dugg Y'en a marre nga ci ak lu dul Y'en a marre li nga xamul mu ngi ci buñ ci impliqué woo gis nga ne fexe nañu buñ ko impliqué woo dañ Malcom dama bàyyi ma fen fexe nañu ba mu am benn raisonnement national et international xam nga la que presse nationale bi presse internationale maa ngi remercier sama gars yi ma gis jugee Dakar ñëw ba fii te d'habitude xam naa ne fee lañ yem ci pont bi mais ñi ñëw ba fii c'est une bonne chose ñun loolu la ñuy jëriñ en fait parce que ñun dëgg Y'en a marre moo ñu tabax mais Sénégal moo ñu tabax ba ñu nekk ay voix yoo xam ne adduna bi ne ko dégg suñu nee ba am loolu nag mënuñu delloo ko askan bi réinvestissement la donc liggéey Y'en a marre ci impliqué wu Fadel Barro moo ci impliqué wu ñun ñëpp ñoo ci impliqué wu man sama jëmm ju du dara